Salam salam maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen màggal di nuyu ñëpp macha allah képp koo xamante ne yaa ngi suivre direct bi actuellement maa ngi lay jox sama loxo di la nuyu di leen balu àq bu baax ci tabaski bi ñu jóge di baal ñëpp macha allah di ñaan yàlla suñu borom mu boole ñu jéggal yàlla def xéewal yàlla def jàmm ci Sénégal macha allah ndax moom la ñu am mooy suñu tiitaroo donc maa ngi ziar ñëpp. képp koo xamante ne rek yaa ngi teew actuellement wala di topp liggéey bi Oumy Thiaré maa ngi lay balu àq di la baal ndax liggéeyu vraiment vidéo yombut kuy liggéey képp kuy liggéey ci wàllu cinéma wala théâtre ak lu mu mënti doon muy audiovisuel yombul donc maa ngi balu ñëpp àq di leen baal di ñaan yàlla rek yàlla dolli ñu suturaal yàlla def jàmm yàlla def xéewal incha allah. yàlla defal ko képp koo xamante ne actuellement yaa ngi ci projet wala yaa ngi ci sa liggéey yàlla def jàmm gannaaw loolu may ñuy ñëw tey ci benn thème bu xaw a doy waar ndax def naa ko vidéo macha allah muy parents yoo xamante ne dañuy maye seeni doom léegi-léegi duñ leen tàggu te ku nekk xam nga lu fu parent fa mu toll ci doom des fois duñ leen tàggu dañuy jël décision ba pare ñëw voilà yebbee la ko doo mën lu dul nangu te voilà parent du sëyi doom bu jigéen mooy sëyi te yow mi sëyi ak lu la fekk sa biir sëy yow yaa koy daj donc ci thème boobu la ñu bëgg a ñëw tey may jaajëfal ñëpp ñoo xamante ne envoyé nañu message pour di laajte parce que ñu bari dañoo xaw a tiit ba nu gisee vidéo bi donc ñu leen di wax rek ni ñi comprendreul man je suis actrice comédienne la majeure partie vidéo yi may def yépp nit a ko dund mu baaxee ñu ko ñun ñu joué ko bu ko defee nit ñi bàyyi ci xel donc mais vidéo bi ki ko dund macha allah soxna la waa Sénégal la moom moo dund loolu mu metti trop ci moom. bi vidéo bi amee aussi ñu am ci retour yoo xamante ni daf ñu sax yéem macha allah ba fi may wax ak yéen ni am na koo xamante ne tey mu ngi tribunal actuellement au niveau de Dakar di traité cas bi nga xamante ni joué nañ ko ci vidéo bi moom tam ak jëkkëram dañ ko may benn ndeysaan dafay sëy ak koo xamante ne histoire am dafa xaw a doy waar boobu tamit dinañ ci ñëw ndax moom dañ koy bàyyi ba mu pare ak wàllu wi ma nekkee au niveau du tribunal après dina ñëw témoigner personnellement indil ñu version sëyam moom li muy dund lan la jot a dund ak borom këram fan la jaar ak yëf yi fu mu mujj ba tey jii dinañ ci ñëw incha allah ak moom may baaxee rek parents yi képp koo xamante ne am nga doom bu jigéen ndax macha allah doom bu jigéen trésor la te parents amuñu lu leen ëpp amuñu mënuñ leen changer parent dafa sacré donc yaay dafa sacré papa sacré donc rafet na aussi ñoom bu ñu jëlee décision balaa ñu koy réaliser wala sax balaa ñuy confirmer décision bi ñu ci laaj seeni doom yu jigéen seen xalaat dafa am solo ndax sëy boo xamante ne dañ ko takk wala sax préparer ko te kii sëy yëgul parents yi defe naa léeg-léeg ñu amel seeni doom àq neexut a wax nag ndax ñun Sénégal dañoo am suñuy valeur am suñuy aada ak suñuy cosaan la majeure partie bu parent ñëwee ne la dañ lay may diw sa ngor ak respect bi ngay jox sa parent mooy tax lu ci gën a bari xale ñu jigéen ñi duñuy mën a wax déedéet dañuy wax waaw pour rek dab seen bànneexu parent mais li gën a rafet mooy parent bu ci jël décision bëgg maye sa doom maye laa waxuma ñaar ñu génn ba nar a finaliser parents yi dafa am ci ñoo xamante ne dañuy maye seen doom fu doom bi yëgul dañuy préparer lépp ñi ci gën a bari am na ci ay ethnie yoo xamante ne bu xale bi juddoo dañ koy takkal dafa am luñ koy takkal ne ko sa diw lañ lay may
ñenn ñi loolu la ñuy def, ñeneen ñi duñ la takkal mais dañ lay waajal pour may la diw. léeg-léeg nga yëg ko, léeg-léeg doo ko yëg. donc ci loolu la ñu bëgg a ñëw tey, muy loo xamante ne dafa doy waar ci fi ñu toll tey, fi jamono toll tey, ndax la woon démb du tey. sëyu démb ak sëyu tey du benn. li suñuy yaay nangu ak lu suñuy maam nangu ak ni ñu doon dundee, dundin bi dafa changé. ku xam jamono yi tey xam ne macha allah léegi benn loxo sax mënatul gérer kër, waxuma la ak ñu dugal la ci sëy boo xamante ne yow yëgoo tinoo. moo tax ñuy ñaax parents yi ñu ciy bàyyi xel, ndax maye sa doom sa sëriñ walla maye sa doom sa doomu sa ak ku mu mën ci doon rek, dañuy jël exemple rek. laajoo sa doom bu jigéen bëgg na walla bëggul, yow ki nga koy may moom moo mag sa doom téeméeri yoon ak juróom. le fait que rek ni yaa ngi maye sa doom rek, defe naa ne foofu xaw ma na nuñ koy waxee, mais mënuñu wax ni sëy bu ñu d'accord la. ñu jigéen ñi dañuy nangu parce que dañuy bëgg a dab seen bànneexu parents. ñuy ñaax parents yi ñuy bàyyi xel, ndax sëy dafa sacré, te sëy macha allah dafa am doole ba nga xamante ne ñaar ñi ko war a séq war nañu bëggante. ñaar ñi ko war a séq, ndax nag ñaar la ñoo xamante ne lu ci gën a bari léeg-léeg du ñu bokk jikko, léeg-léeg du ñu bokk vision, léeg-léeg du ñu bokk lu ñuy bëgg. donc foofu complémentarité moo fay mën a am, te balay complémentarité di am dina am benn cofeel bu ndaw boo xamante ne moom mooy may soit ku góor ki walla ku jigéen ki mën a supporter ki mu nekkal. léegi nag bu fekkente ne sëy boobu amul sax cofeel boobu ñuy wax muy admiration, parce que admiration c'est différent de l'amour. léeg-léeg nga am cofeel ci nit te bëggoo ko, cofeel boobu di wéy ba far mu nekk mbëggeel. donc ñaar ñooñu di dencante, bu fekkente ne amul benn cofeel seen diggante, lu ci gën a bari ku jigéen ki muy souffrir ak fi jamono tollu tey. moo tax ñuy ñaax parents yi ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax, maye seen doom koo xamante ne moo mag téeméeri yoon xale bi, walla sax maye seen doom te xale bi bëggul, ñu forcer ko mu dugg ci sëy bi. ñoom ñu ngi yóbbu seen doom foo xamante ne erreur la. ndax maye sa doom sa sëriñ, dëgg la dañuy topp sëriñ yi macha allah, côté boobu duñ ci dugg parce que nag du thème bi. dinañ ñëw ci yeneen thème yoo xamante ni dinañu wax ci yeneen sujet, mais sëriñ macha allah dañ koy topp pour mu won ñu yoonu yàlla. bu fekkente ne nag da nga bëgg maye sa doom ngir rek sa bànneexu sëriñ nga fàtte sa bànneexu doom, yaa ngi tooñ sa doom. te am na ñoo xamante ne dañ leen di maye duñ fa am bànneex. kii ñu yébbee histoire am day toog ay mois te du gis jëkkëram, finalement moom dundul, jëkkër jaa ngi dund, moom mu ngi dundee souffrance boo xamante ne xamul fu mu koy waxee. boo ko waxee sa yaay ñu ne la muñal, boo ko waxee sa papa mu ne la boo fa jógee sa yaay ñibbi sama kër, finalement doo xam nooy def. am na ci ñoo xamante ne dinañu am fu nu waxtaanee, ñu ci gën a bari nag du ñu am fenn foo xamante ne dinañ fa jooyee seen naqar. ñuy ñaax parents yi rek ñuy bàyyi xel ci loolu, ndax nag dafa metti jigéen nekk ci néegu sëyam, jëkkëram balaa mu koy gis yàllaa xam, astuut boo xamante ne war na ko am ci néegu sëyam muy bànneex amu ko. nga nekk jigéen nekk xale nar a nekk ci sëy boo xamante ne ñi ngay wujjeel walla ñi nga bokkal sëy bi ñoo mën nañ laa jur téeméeri yoon, nga nekk fa xale nar faa jooy, dafa am na muy nuru. donc ñuy ñaaxaat encore une fois parents yi rek ñuy bàyyi xel, ndax nag ñaar ñu war a maye war nañu xoolaat bu baax a baax seen diggante, waaye ñu bàyyi di maye seeni doom yu jigéen rek uniquement pour dab seen bànneexu sëriñ walla dab seen bànneexu relation parents yi, bëgg ko consolider, bëgg nag yàq seen avenir doom.
war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ndax nag témoignage yi bari na te dafa day neexul ci xol sa moroomu jigéen ne la li may dund sañu ma koo wax ndax ak fi àddina toll jigéen buy xawi suturaam walla sax expliquer li muy daj ci néegu sëyam ñu ci gën a bari dañ lay ñaawal moquerie laa ko mën a tuddee parce que duñ la comprendre li ngay wax duñ ko comprendre yow miy dund souffrance boobu yow yaa xam li ngay dund mais ñi ngi koy wax duñ la comprendre duñ la solutionner finalement dañuy taaj sa problème ci pénc ba ku ñëw reetaan te actuellement jeunes yi ak réseaux sociaux yi xew léegi da ngay gis ku posté vidéo am di jooytu yow xamoo lu muy jooy xamoo degré naqar ba fan la toll nga gis ku ñëw commentaire bu salte wala sax commentaire bu naqari gën a naqaral ki am naqar bi war nañ ci bàyyi xel jeunes yi des fois day baax aussi ñuy mettre à la place des gens qui souffrent parce que nag dëgg la àddina dafa tëradi te sikkim moo lakkandoo te am na ñu bari ñoo xamante ne ñi ngi dund ay souffrance yu nga xamante ne seen néegu sëy buñ ko doon expliquer ci réseaux sociaux yi kon àddina tukki jigéen yu bari ngi souffrir jigéen yu bari ñu ngi dund loo xamante ne seen néegu sëy seen ngor mayu leen ñuy génnee seen li ñuy dund ci place publique bi mayu leen ko mais ñu ngi dund naqar te lu ci gën a bari seeni parents ñoo leen ci dugal léeg-léeg ñu mayee nit parce que kiñ koy may dafa am alal parents yu bari anecdote yi du fi jeex parents yu bari dañuy dugal seeni doom yu jigéen ci sëy parce que kiñ koy may dafa am alal alors que sëy du loolu sëy du alal sëy du alal dëgg la ci la bokk ndax nag balaa nga jigéen danga ko war a yor danga ko war a dëkkal war ko dëkku waaye du ci alal rek ndax ñaari nit sëy nañu amuñu dara waaye am bànneex macha allah ba jur ci ay doom yoo xamante ne doom yu tekki lañ donc am na loo xamante ni waruñ ko jiital ci sëy bu fekkente ne dañoo jiital alal wala sax jiital kóllëre boo xamante ne parents yi bëgg nañ ko sàmm seen diggante ki ñuy may fàtte ki ñuy may ñu ngi gaañ seen doom ñu ngi gaañ seen doom donc encore une fois ñuy ñaax rek parents yi ñuy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ci phénomène boobu bëgg a consolider ñoom seen relation ak nit ñi nga xamante ne am nañ ko wala bëgg a consolider seen relation ak seen sëriñ wala bëgg a consolider seen relation ak seen am ni jàmm yoo xamante ne ñoom ñoo bokk seen jamono ba fi ñu toll tey ba fara war a nu mu tuddati sax nasaxal seen doom dugal ko ci ay problème yoo xamante ni ëllëg kenn xamul war nañ ci bàyyi xel ñu bàyyi xel ci loolu encore une fois sëy du alal ci la bokk ndax nag jëkkër jabar danga ko war a dëkkal dëkkoo ko selon sunu aada ak sunu cosaan parce que aada yi du benn waaye nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax bëgg topp famille bëgg topp relation bëgg topp nu mu tudd sax xawma nuñ koy waxee ci olof yooyu ba far gaañ sa doom bu jigéen jaru ko nañu bàyyi xel bu baax ñu xool nag ñi ñuy may suñuy doom dëgg la am na ci yoo xamante ne ethnie yu bari dañuy bëgg di consolider ethnie bi soit dañuy consolider famille bi di law waaye ñu ci gën a bari dañuy dugal seen doom foo xamante ne dafa metti donc encore une fois message bi c'est adressé aux parents képp koo xamante ne am nga doom bu jigéen ndax jigéen la macha allah jigéen la ñuy waxtaane jigéen mooy sëy góor du sëy jigéen mooy sëy képp koo xamante ne war nga maye sa doom bu jigéen muy sëy balaa nga koy maye war nga xool bu baax fan koy dugal dëgg la nit mënuñoo xam nit à 100% c'est impossible mais au moins le minimum nga xam ko fa ngay dugal sa doom bu jigéen
parce que kii sëy moom moo xam li muy daj ci néegu sëyam kii sëy moom moo xam lañ ko fay yekk kii sëy moom moo xam li muy souffrir walla li muy yenu par jour kii sëy rek moo ko xam parent mënu ko xam jigéen sëy na fi macha allah ba xëy génn àddina parent mi musuñu xam sax ni dañ ko fay dóor walla musuñoo xam sax li muy daj li mu doon daj ci néegu sëyam. Donc encore une fois ce message est adressé aux parents nañuy bàyyi xel bu baax a baax seen doom yi ñuy maye surtout ci yenn condition lañ leen di maye parce que may sa doom sa sëriñ parce que rek sa sëriñ la nga bëgg a consolider yow sa relation ak sa sëriñ bëgg nag anéantir sa avenir u doom bu jigéen parce que rek da nga bëgg a consolider sa relation ak sa sëriñ teguñ ko fenn l'islam waxu ko te lu dul l'islam nag du dara bu fekkente ne l'islam a ko wax wala dans le christianisme dans la Bible waxuñu lool macha allah les chrétiens moom côté boobu moom mënuñ leen ci wax dara parce que ñoom moom duñu dugg sax ci yooyu donc la majeure partie c'est nous les musulmans qui le faisons donc encore une fois ñuy ñaax rek les parents ñu bàyyi xel bu baax a baax doom bu jigéen trésor la encore une fois te fépp foo xamante ni bàyyi wala ndey war na fa dugal doomam bu jigéen war na ko seetaat ko sëy encore une fois du lu ñuy caaxaane ndax dafa sacré aux yeux de Dieu sëy dafa sacré léeg-léeg sax papa bàyyi doomam mu xool ku ko neex macha allah mu accompagner ko ñaanal ko sëy bi barke waaye nag ñoom dañuy tànn ba pare ñëw ne la dañ lay may diw nga daag topp ndigal ne d'accord naa xamoo sax fa ngay sëyi xamoo la nga fay fekk nga nekk xale bu ndaw nar a dem sëyi ci ay ñoo xamante ne mën nañ laa jur téeméeri yoon ak juróom nar faa nekk xale sëy boobu dafay am nu muy day soxe te képp ñëpp xam nañu sëyu xale ni muy mel xale bu dem sëyi ci kër famille day bëgg récupérer jëkkëram day bëgg vivre intimité ak jëkkëram te foofu du ko mën a am donc encore une fois ñuy ñaax parents yi rek ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci seen doom yu jigéen yu ñuy may seeni sëriñ vidéo bi nag loolu la sëriñ lañu maye bu baax a baax ndax jigéen encore une fois mooy àddina jigéen mooy àddina bu jigéen baaxee àddina bi baax bu jigéen yaatoo àddina bi yaatu bu jigéen heureuse macha allah lépp baax lépp neex ndax ñun nag ñoo yor àddina waaye bu jigéen nekkee ci naqar àddina bi da koy sentir rawatina nag koo xamante ni dafa nekk di sëy ci néegam jigéen bu heureuse kër ga du naax du bànneex du fa am donc ñuy ñaax parents yi rek ñu bàyyi ci xel bu baax a baax dëgg la aada ak cosaan mënuñ ci dara fii lañ ko fekk te fii lañ koy baax mais bu àddina di évoluer dañu war a évoluer ànd ak moom macha allah la sëñ Cheikh doon wax rek bu àddina di dox dangay dox ànd ak àddina boo ko deful àddina bàyyi la avancer nga des ci ginnaaw te dañu war a avancer nag ànd ak réalité de la vie fi àddina tollu tey wax dëgg la defe naa ne ay maye sa doom bu jigéen war na fi dakk su mënul ñàkk war na fi dakk ñuy maye ñi nga xamante ne duñu bëggante ñaar ñu bëggante am nañu bari ñoo xamante ne génn nañu ak seen ñi ñuy génnal ay at parents yi bañ tëdd ci suuf ne duñ ko may parce que dañ ko dencal seen mbokk alors que bëggul mbokk bi ki mu bëgg kañ lañ ko war a may sëy mbëggeel moo war a nekk base bi sëy mbëggeel moo war a nekk sookul bi jigéen buñ ko mayee koo xamante ni moom la bëgg macha allah bu fa doon souffrir sax day toog waaye buñ ko mayee koo xamante ni bëgg ko dañ ko forcer lépp day feeñ lépp rek day feeñ parce que foofu jigéen bi du nëbbatu
ndax nag mbëggeel bu duggee ci xol day feeñ ci kanam. jigéen bu heureuse macha allah foo ko fekk rek danga koy xam. donc nañu bàyyiwaat encore une fois nañu bàyyi xel ci loolu surtout les parents ñu bàyyi di maye seeni doom par force. mariage forcé war na fi jeex. jigéen kenn waru koo forcé mu dugg ci néegu sëy. jigéen kenn waru koo forcé mu dugg ci néegu sëy ndax loo xamante ne yàq ki ngay sëyal yenay bokk yenay fanaan li adage bi di wax rek lalu sëy dafa xat. donc foofu ñi nga xamante ne bëggante wuñ am na nu muy demee duñ ko mën a partager te la majeure partie faute bi day revenir aux parents encore une fois ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ñuy accompagner seeni doom ci seeni choix. réalité yi du benn encore une fois li tax nasaraan yi macha allah seen doom yi depuis ci ndaw lañ leen di accompagner ci seen choix c'est pas fortuit dëgg la du benn encore une fois mais nañuy bàyyi xel ci suñuy doom surtout nag doom bu jigéen ndax jigéen macha allah dafa am foo xamante ne bu fa tolloo ki muy soxla mooy ki mu bëgg. te jigéen bu bëggee rek macha allah day dem ba jeex waaye mayee sa doom sa sëriñ walla mayee ko sa famille parce que nag famille bi nga bëgg a consolider te yow xooloo sa doom ndax bëgg na walla bëggul xooloo sa doom ndax moom fi nga ko bëgg a dugal arrangé na ko walla arrangé wu ko war nañ ci bàyyi xel. je le dis haut et fort encore une fois mariage forcé moo fi war a jeex. mariage forcé moo war a jeex ci Sénégal. donc may ñaax ñëpp rek surtout les parents ñu bàyyi xel bu baax ci loolu di accompagner seeni doom yu jigéen ak seeni doom yu góor ci seeni choix. dafa neex nga nekk ci benn affaire say parents jàppale la ci. loolu day dooleel doom. gis nga doom bu amee parents yu ko jàppale macha allah fépp fa mu dem loolu da koy dooleel te bunt bu mu fëgg day ubbeeku. mais ñun nag macha allah nu bindoo moo tax lu ci gën a bari doo gis parents yi di gën di won seen doom yi ni dañ leen di accompagner. la majeure partie da ngay gis xale yi dañuy nekk ci benn lignée ñoom rek ñooy nekk. doo ci gis parents ci ginnaaw alors que parents yi ñoom ñoo war a jàpp bu baax a baax a baax. ñu dellu si rek ci suñu thème bi mooy thème parents yi nga xamante ne dañuy maye seen doom te duñu leen laaj seen avis ci ñoom la ñuy waxtaane rek dinañ dellu si waat ci témoignage boo xamante ne ndaw si actuellement mi ngi tribunal ak boroom këram ci rek cas yu similaires yi nga xamante ne moom la ñuy waxtaane pour wax leen ni cas yi dafa bari te dafa bari façon. yenn yi parents yi ñooy maye seeni doom te duñ leen laaj seen avis yenn yi aussi macha allah góor ñi voilà comme seen menir rek dafa am ci ñoo xamante ne dañuy takk di fase dañ lay takk macha allah fekk la nga mel nu la yàlla bindee ñu takk la gis keneen fase donc am na ñoo xamante ne dañuy takk di fase rek te jigéen yu bari macha allah ñu ngi dund loolu. donc yëf yi daal dafa bari am na ci macha allah ci côté jigéen yi ñoo xamante ne tamit li yàlla xam doy na donc ñuy ñaax rek yàlla di def jàmm surtout ku nekk rek koo xamante ne yaa ngi dugg sa néegu sëy rek nga xool bu baax a baax fa ngay teg sa tànk ñu maye la ak ñàkk laa maye képp koo xamante ne war nga sëy ak moom rek war nga xoolaat bu baax a baax fooy teg sa tànk. ndax sëy li may wax rek du caaxaan sëy dafa sacré le mariage est sacré donc képp ku ci dugg rek war nga xoolaat bu baax a baax fooy teg sa tànk
surtout ñuy wax parents yi rek ñuy accompagner seeni doom macha allah ci seeni choix ndax sëy dafa doy waar dafa doy waar moo tax rek ñaar ñi ko war a séq cofeel war na ci am mbëggeel war na ci am ndax li ñuy wax rek cofeel mën na dem ba nekk mbëggeel donc bu ci cofeel amee rek am nañu yaakaar bu dee mbëggeel amu fa na fa cofeel am dinañ ci am yaakaar mais na mbëggeel bi nekk sooklu mariage bi mbëggeel bi na nekk sookul union bi nga xamante ne ñaar ñooñu ñu ngi ko war a séq ñuy waxaat encore une fois aux parents surtout sunu pap yi ñuy bàyyi xel bu baax a baax ci seeni doom yu jigéen yoo xamante ne dañ leen di bëgg di maye te duñ leen laaj seen avis ndax maye sa doom bu jigéen laajoo ko ndax bëgg na wala bëggul mu dugg ci sëy ba mu nekk fa di souffrir la majeure partie yaay yi ñooy yëg loolu ndax yaay yi macha allah xaritu seen doom yu jigéen yi la te buñ ko waxee baay bi day bëgg moom raffermir lien bi mu am ak ku góor ki ba far nag lor doomam bu jigéen donc war nañ ci xoolaat bu baax a baax war nañ xoolaat loolu bu baax ñuy may waxaat rek encore une fois mariage forcé dafa war a jeex ci Sénégal ci àddina bi yépp sax waaye comme Sénégal ñun mooy sunu réew moom la ñuy wax donc mariage forcé wax dëgg yàlla dafa war a jeex ci Sénégal jigéen buñ koy may nañ ko may ki mu bëgg wala sax koo xamante ne moom moo ko taamu defe naa ne foofu ci la barke bi di gën a bari que ñu koy may koo xamante ne macha allah moom bëgg ko wala sax dañ ko ci forcé donc ñuy ñaax parents yi encore une fois ñu bàyyi xel bu baax ci loolu di accompagner seeni doom yu jigéen di leen jàppale di leen tette ndax loolu mooy tax maa ngi jéggalu voilà dafa am ñoo xamante dañoo dugg sama page bëgg ko voilà saboté xaw ma nu mu demee noonu mais yàlla baax na ñun ni ngi suñu liggéey rek li ñuy def triché wuñ ci li ñuy def toppandooruñu li ñuy def dañ ko xam dañ ko mën dañ ko jàng donc képp rek koo xamante ni yaa ngi ci bëgg a xëpp suuf yàlla ngi lay xool yàlla ngi lay seetaan ñun bàyyi nañ lépp ci loxo yàlla rek te xam ne liggéey gi ñuy def dafa sell te dañ koo bëgg di jàppale doomu aadama yi di ci jàppale ñu bari ñoo xamante ne ñu ngi suivre donc ñu leen di wax rek voilà mi ngi noonu léeg-léeg boo nekkee ci yoon ñi bëgg yoon wi continuer du bari moo tax bu ñu commencé yenn liggéey rek da ci am ñoo xamante dañ ciy dugg waaye du ñu tee dem macha allah du ñu tee dem benn yoon voilà donc encore une fois dinañ dellu si ci témoignage bi ma leen wax noonu ndaw soosu nga xamante ne macha allah mu ngi nekkoon ci guddi yu bër setagul moom it doon dund lu metti dund lu metti loo xamante ne kum ko waxul doo ko xam li may wax rek jigéen yu bari ngi souffrir seen néegu sëy te waxuñ ko jigéen yu bari ñu ngi souffrir seen néegu sëy te waxuñ ko léeg-léeg seen parents yi ñoo leen ciy dugal léeg-léeg aussi seen xol moo leen tooñ ñu dugg ci koo xamante ne du kooka lépp rek ngi ci ndax yëf yi dafa bari façon kaay yi dafa bari façon bu nekk ak bosam moo tax léeg-léeg bu ñu jotee yenn situation yi dañuy préférer tourner ko en vidéo bu ko defee ñëpp jot ci ñëpp xam ne lii am na te dañ cee war a bàyyi xel ñi koy def ñu bàyyi ko buñ ko mënee ñi nga xamante ne ñu ngi ko doon waaj a def it ñu xoolaat bu baax seen bopp looloo tax ñuy def la majeure partie les vidéos vidéo yi daanaka moom mooy gën di law ndax macha allah buñ ko jotee rek dañ koy tasaare moo tax ñuy def version vidéo yi thème yi mais thème bu ñu joué rek kenn moo ñu ko wax mais téeméeri ngi toog ñu ngi dund loolu te waxuñ ko moo tax en général rek dañuy préférer def version vidéo yi moo tax mais ñuy ñaax rek encore une fois les parents ñuy bàyyi xel surtout encore les jeunes filles de manière générale
ak ñëpp rek sëy du xaalis ci la bokk ndax nag il faut ngeen dund il faut que li diine santaane nga dëkkal sa jabar dëkkoo ko solal ko sangu ko donc yooyu yëpp da ciy bokk mais waruñu jiital xaalis waruñu jiital relation waruñu jiital bëgg a consolider relation ba far boole ñaar ñoo xamante ne bëggantewuñu loolu sëy boobu même bu fekkente ne am na souffrance rek moo ci nekk mais bànneex du ci nekk te sëy macha allah bonheur moo nar a nekk moo nar a lalu ci suuf daal voilà dëgg la neexul ndax ki nga nekkal bokku leen dangay xool fii mu xool fële bokku leen ni ngeen di doxalee mais da ngeen di jaxasoo ndax foofu am na fa mbëggeel moo tax ñuy ñaax rek ñëpp surtout les parents ñu bàyyi ci xel bu baax a baax surtout le mariage forcé ñuy waxaat encore une fois doit être banni doit être arrêté ndax jigéen waruñ ko may koo xamante ne dañ ko ci forcé sëy boo xamante ne dañoo forcé ku jigéen ki moom macha allah kenn bëggu ko donc ñu waxaat encore une fois ànduñ ci comme nu ñu àndulee ci xarafalu jigéen sëy forcé mariage forcé moom ànduñ ci donc ñuy ñaax parents yi rek ñu ci bàyyi xel di accompagner seen doom yu jigéen macha allah di waxtaan ak ñoom bu baax nu ñuy faral di véhiculer communication c'est vrai bokkul ñun suñu cosaan suñuy yaay di waxtaan ak ñun ñu jigéen ñi ci yenn sujet yoo xamante ne dañ ko voilà suñu société ay sujet tabou lañ koy woowee mais amul benn sujet boo xamante ne rek parent waru ko waxtaan ak doomam dëgg la lépp loo gis dafa am âge xale bu tolloo ci âge benn âge dafa am luñ ko war a waxtaanee bu tolloo feneen dafa am luñ ko war a wax noonu la ñuy def ba xale bi di màgg mais ñun en général yenn sujet yi surtout dañ ko verrouiller ba nga xamante ne parents yi duñ ko waxtaan ak xale yi finalement xale yi li ñuy xam lépp ci internet bi lañ koy xamee wala ci école yi wala voilà ci seen dajeek yooyu la ñuy xamee yu ci gën a bari moo tax faay yi di gën a bari faay yi am nii li ci gën a bari ñàkk bi parents yi di waxtaan ak seeni doom ci yenn sujet yi moo koy indi ñuy yar aussi delluwaat encore une fois ci éducation de base bi ndax lépp foofu la éducation de base dafa am solo dafa am nu parents yi di yaree seeni doom macha allah lu bari du fëkk seeni bët lu bari du leen jaral dara lépp loo xamante ne rek am na actuellement ci suñu société sénégalaise nga xamante ne dafa détruire les valeurs ñàkk waxtaan la na parents yi macha allah di am habitude di waxtaan ak seeni doom di am habitude di préparer seeni doom dañ koy préparer muy góor di jigéen góor doom dañ koy préparer am na fu parent di préparer doomam macha allah ëllëg ak si biir doomam du ko bett dëgg la tarxiis macha allah fépp lay jóge te yàlla mooy teg nattu ñëpp mais ñuy am habitude rek di waxtaan ak suñuy doom di leen préparer seen avenir mais di leen préparer ci àddina parce que doom bu nu préparer ci àddina rek macha allah doom boobu dina xam fu muy teg tànkam mais bàyyi xale rek voilà lépp lu mu nar a xamee ko ci biti loolu baaxul comme li ñuy wax rek ku amul kilifa jine doon sa kilifa te macha allah xale war na am kilifa muy parents yi nga xamante ne ñoom ñoo ko jur bu fekkente ne parents yi nekkuñ fa am na ci famille bi ñoo xamante ne war nañu tette xale bi macha allah ba voilà yàlla def xéewal mais voilà mi ngi noonu cas yi bari na daal cas yi en tout cas bari na ñoo xamante ne dañuy may seen doom te duñ leen tàggu te loolu war nañ ko bàyyi war nañ ko bàyyi surtout doom bu jigéen moom koo koy may rek macha allah fexeel ba xam fi nga koy dugal voilà loolu lañ doon waxtaanee encore une fois ma leen di ziar di leen balu àq rek di leen baal di ñaanal ñi nga xamante ne dañuy yàq liggéeyu jàmbur yi ñu leen di ñaanal yàlla changer leen yàlla teg leen ci yoonu jub ndax ñun macha allah yéenewuñu kenn dara lu bon yéenewuñu ko kenn duñu dugg ci liggéeyu jàmbur di fa yàq ndax yariñ wi la xamuñu loolu ku nekk ci yoonam dañ koy respecter ku jël choix am aussi dañuy respecter choix am
donc may ñaanal ñi nga xamante ne dañuy dugg ci liggéeyu jàmbur yi di leen yàqal yàlla soppi leen macha allah rek bu ko defee société sénégalaise mën a nekkaat sur les rails ndax soxla nañ ko dérive yi bari na réewaange bi bari na voilà da ngay gis koo xamante ne woowuñ ko ci dara sax mu dugg fa duma lekk walla kenn du ko lekk alors que yàlla mooy dogal wërsëg ci yàlla la macha allah yàllaa yor wërsëgu ñëpp ñun foofu lañ teg suñu tànk duñ fa jóge dañoo gëm yàlla te duñ fa jóge voilà dañoo gëm yàlla macha allah te duñ jóge ci loolu lu ñu yàlla jox rek ñu xam ne loolay suñu wërsëg mais macha allah duñu dem fenn di fa yàqal duñu dem ci kenn gis muy live xamuñu lu muy live ñu fay dugg di ko yàqal duñ ko def parce que xamuñu loolu donc encore une fois may ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal jàmm ñu am jàmm macha allah voilà li nga xamante ni dëng-dëng la rek ñu mën koo réorienter parce que jot nañu réorienter sunu société parce que li yàqu dafa bari ci société sénégalaise te war nañ ko defaraat macha allah yàlla nu yàlla may dégg ak topp rek ba lépp loo xamante ne war nañ ko jubbanti ñu mën koo def lépp rek Sénégal la li ñuy wax bu baaxee ñun la baaxal bu bonee it ñun ñooy torox parce que ñun ñoo moom Sénégal amul lu ëpp Sénégal donc na rafet ni ko macha allah docteur Massamba Gueye di waxee ñu koy ziar de passage na rafet lépp lu ñuy def rek na rafet képp koo xamante ne mi ngi ci yoonam buñ ko mënee accompagner nañ ko accompagner buñ ko mënul nañu maandu ci ay mbiram defe naa ne moo ëpp solo yàqante bi moo ëpp solo waxante lu bon bi amul benn njariñ ke voilà mi ngi ci yoonam il faut que ma dem fa yàq amul njariñ voilà yàlla am na lu mu ko may il faut que ma dem yàq fa amul njariñ wërsëg yàlla ko yor te képp ku yàlla sàkk wallaay lazim li mu def ci yow kenn du ci man ñaar dërëm li yàlla wax ci yow ku koy jéem a dindi da ngay sonn donc nañuy féexal xol yi di yaatal xol yi di yéenante jàmm ku nekk ci liggéeyam boo ca mënul wax lu baax maandul parce que loolu la yàlla santaane loolu la yonent bi santaane ñun ci loolu la ñuy dox dañoo maandu ci yëfu jàmbur dugguñu ci kenn di ko yàqal xamuñu loolu xamuñu dugg ci yëfu jàmbur di ko yàqal xamuñu ko donc encore une fois may ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan jàmm Sénégal surtout suñu système éducatif bi nga xamante ne mu ngi yàqu valeurs yi dañ ko war a defaraat dañu war a xoolaat li nga xamante ne Sénégal yàqu bi dafa bari donc war nañu defar lu bari encore une fois may ñax ñëpp ñu yaatal xol yi rek ndax bu ñu yaatalee xol yi rek ñu am jàmm ñun ñëpp macha allah ma leen di ziar encore une fois di leen balu àq bu baax ci tabaski bi ñu jógee di leen baal di ñaan yàlla rek yàlla def xéewal incha allah dinañ dellu siwaat prochainement ci li ma leen wax témoignage yi ñu war a def ci thème bi parce que voilà thème bi dafa yaatu te bari façon dinañ ñëw ci ay témoignage yoo xamante ne voilà xam naa ne bu ko nit ñi déggee dinañ jaaxle dinañ naan est-ce que lii am na Sénégal alors que am na loo xalaat rek am na sunu réew voilà mais yàlla baax na ma leen di ziar bu baax a baax ñëpp ñoo xamante ne rek ñu ngi doon suivre direct bi dinañ dellusiwaat incha allah ci témoignage yi bu neexee yàlla suñu borom di leen ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm allez à la prochaine.